rek moom moo di làmb gi waaye itam li nga xam ne moom moo ci xew ñeel wàllu tàggat yaram xam ngeen ne bokk na ci loo xamante ne ni boobaak léegi mu di procès bu Lamine Diack daañ leen ko faram-fàcceel nu mu gën a yaatoo buñ ci noppee digtal leen li nga xam ne moom la yéen kaay yi xëyee ni ki tey ji mbokk yi léegi ma dikk ñu faram-fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaar yi ñu doore ko nañu ko junje woon njàngale ana nan la ñuy sëyee daal di koy dugal ci programme bi ci njàng meek njàngale mi nag lu ni mel Dame Mbodj di ñaawlu ndax itam jàpp na ne lu ni mel du worma dëppoowul suñu aada ak suñu cosaan naka noonu itam muy ñaawlu ndaje wi nga xam ne UNESCO amaloon na ko ngir daal di càmbar woowule mbir secrétaire général bu CUSEMS authentique daal dinay jëkkoog Chérif Dia ñu teewlu. coowal ngóor jigéen bi nga xam ne moom moo fi coowal ngóor jigéen bi nga xam ne moom moo fi yëngatu woon fii Sénégal ñaari at ci ginnaaw dooraat ndaxte ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo tuddee seen bopp UNESCO ak nguurug Sénégal dajaloo nañ ca Saly def seenub lël boo xam ne dañuy waxtaane nu ñuy def ba dugal njàngum sëy ci xale yi tuut tànk yi nga xam ñu ngi ci daara yu lalu yi ak yu diggu doom yi nun koy lawale léegi nag loolu liñ ci bëgg bii yoon mooy fexe ba oyofalal ni nga xam ne moom lañ diisale ñun Sénégal ngóor jigéen bu ko defee xale yi buñ leen koo dee jàngal ci école yi bu ñuy màgg dañuy màggaale loolu ba dootuñu joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne moom dafa wane ni moom am na ay comportement wu góor jigéen boo xam ne moom la amee lii nag dafa nekk mbir mu yéeme moo xam ne ñun Sénégal xel mënta nangu ñu accepté ko fii sunum réew loolu moo tax comme ñun xam nañu ñoom yàq suñuy doom yàq suñu askan moo leen tax a jóg pour que ñu lawal ngóor jigéen ci sunum réew te jaare ko ci njàng mi moo tax ñu ne ñun danañ taxaw temm ni leen lii du fi amee bu ko defee ñun syndicat yi ak ñëpp ñi nga xam ñi ngi yëngatu ci école bi lépp luñ ci mën a def ñu def ko ci pour reeteet ko pour Sénégal yëpp yëg ko ñu dox ci jéego yuñ ci war a jóg yuñ ci war a dox parce que réew mi nag buñ ko bëggee yàq ci tout tànk yi lañ koy jaare te ñun loolu waruñu ko nangu. mbokk yi maa ngi leen ko doon wax sànq Seyda Mariama Niass nag daañ ko jébbal boromam ni ki tey ji bu juróomi waxtu jotee doom ci Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass nag daañ ko denc fa nga xam ne moom moo di ca Medina Baye ci sama kàddu itam groupe Futurs Médias di wéy di masawu umma islamique bi jàpp leen itam lépp loo xamante ni tukkee na ca Medina Baye dañ leen ko digtale nu mu gën a yaatoo ci suñu ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ca diwaan bu Kaolack ñu wax ci leneen journaliste yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca diwaan bu Ndar Géej ak itam historiens yi nag daal dinañuy jibbiral ay kàddu jagleel ko génnuk àddina ki nga xam ne moom moo di doyen Doudou Diène naka noonu itam ñuy xam ne rek la ku fonkoon dëkkam la woon ak itam ku mënoon li nga xam ne rek moom la ñuy def seeni ay témoignages ki nga xam ne nag moom moo ko daal di taataan di Ousseynou Diop ak Habib Seck. Doudou Diène nekkoon na vraiment koo xam ni ay qualité yu am solo amoon na ko nekkoon na jàngalekat parce que wax nañu jàngale na espagnol jàngale na également fii ci Sénégal jàngale ci Gabon nekk également journaliste boo xam ni ku xarañ la woon doon laal ci domaine yu bare. nekkoon également koo xam ni revue de presse yaakaar naa ni bokk na ci précurseurs yi ci Sénégal revue de presse yi amul dara lu mu bokk ak revue de presse yi ñuy dégg léegi ak folklore bi ñu ci boole ak yi nga xam ni kenn amul benn école boo mës a dégg ñu ko fay jàngalee. sur le plan de l'écrit François Téboloon Thierry Roland ñëpp xam nañu reportage français amul benn reportage français bu ko mag da ko daan comparé ak Doudou Diène pour wan la ni vraiment beneen bi si affaire àdduna nit ku simple la woon bi mu retraité dafa ñëw ci misi Ndar mi ngi woon si activité mi ngi woon si jàkka ji mi ngi woon si comité grande mosquée mi ngi woon si action sociale yu bare nit ku simple la woon ku généreux la woon vraiment ku daan yaakaar ku daan xool l'autre la woon comme li ma ko situwaat simplicité générosité je crois que moo xam mooy doon valeur yi nga xam ne moom lañ gën a xam si dund.
mbokk yi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre saa yu teroo nag xel yëpp day dem ci jëmm ju sell ja di Serigne Saliou Mbacké bis ni ki tey yemoon ak ajjuma ci la wuy ji woon boromam ci atum 2007 doomu Serigne Touba Xaadimu Rasul boobee nag bi mu génnee àddina ak léegi toll na ci fukki at ak ñett ñu teewlu tënk li nga xam ne def nañu ko ci. li ma Sëñ Touba jiital ci yéen. dama koy ànd ak yéen. dama koy ànd ak yéen rek. ci kaw. ci kaw. ñi jiite moo ma jiital. ci kaw jiital gi mu ko jiital. ngeen topp ma. ngeen topp ma. moo jiitu dama leen di jeexu rek. bu ma jiitoo. dama leen di jeexu rek. di leen geesu rek. bu ma leen séenu taxaw nag leen. bu ma leen séenu di taxaw nag leen rek. mu seen gisuma leen mu dëpp daje yéen. bu ma geesoo gisuma leen it dinaa dëpp daje ak yéen. waaye dama leen di jël topp ci yéen. waaye. kon bu ma dajee ma jël leen damay dëpp. bu ngeen dëppee damay topp ci yéen. waaye bu ngeen dëppee damay wàññi ko topp ci yéen rek. waaye duñ tàggoo. waaye duñ tàggoo mukk. lu ni mel di ay kaddu yoo xamante ni Serigne Saliou Mbacké moom moo ko yëkkati daal di koy jébbal taalibe yi mu nekk juróomeelu xalif bu Serigne Touba Xaadimu Rasuul gane si àddina ci atum 1915 ca Diourbel daal di génn àddina ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre atum 2007 doom ci ku tedd ki Serigne Touba Xaadimu Rasuul ak soxna Fatou Diakhaté daal di amal lu bari ci ak dundam bokk na ci daara yu bari yi nga xam ne rek daal dina koy taxawal ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mim réew ak itam ca biti réew fu ci mel ni njurul Ndoka Umul Xura Xelkom ak yeneen i daara yoo xamante ni góor gu tedd gi daal dina koy taxawal mu nekkoon koo xamante ni alxuraanul karim dong moom moo ko ñor te itam lu ni mel la doon def ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di ndongo yi fukki at mu daal di koy toog ci jal bi alsaalix ràññeeku woon lool ci woyof goo xamante nii rek woyofoon na ko ak itam wàccee boppam mu doon ku daan jëf lool ci diine fukki at ak ñett ci tey ginnaaw bi doomu Ahmadou Bamba bi daal di wuy ji boroomam daal di bàyyi ci ginnaawam ay jirim yoo xamante ni duñu ko fàtte ba mukk naam dem na waaye mi ngi wëy ba tey des ci li nga xam ne moom moo di xol yi alsaalix comme ni ko taalibe yi di faral di waxee du jóg ci xol yi ba mukk alsaalix yal na yàlla yokk leeram mbokk yi ñu wëyal yi la jotaayu xibaar wax ci mbas meek tolluwaayam ci mim réew jàppale ne ni ki démb ñaari doomi aadama ñoom ñoo daal di toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu ginnaaw bi nag junni ak téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak ñeenti test la ñu def téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti cas positif la ñu am dañuy teewlu docteur Mamadou Ndiaye mi yoroon kàddu bés bi ca ministère de la santé. jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci juróom fukki cas ñu tuddee communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll juróom fukk ak juróom si malade yu entré woon hôpital wér nañu bés ni lu cet gi nag ca diwaan bu Tëngéej ñoom ñooñe nag ñoom ñooy wëy di fexe noo xamante ni rek askan wa daañu gën a fegu ci mbas mi naka noonu itam ñu jàpp rek ne nguur bu Sénégal war naa gën a mën a taral li nga xam ne moom moo di xeex bi ngir jàngoro coronavirus doon loo xamante ni dañuy abal fii ci réew bu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Thiam Faye nag di major bu service de l'hygiène bu Rufisque dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Ahmadou Bamba Samb boo xam ne kenn gisu ko soo xeexee ak ennemi bi boo xam ne kenn gisu ko nag dañ koy yaakaar fi nga ko mën a fekk tu le fais d'une manière intelligente parce que ci biir nit yi la mën a nekk ci biir nit yi mën a laq donc fi nit yi nekk aussi foofu la ñuy xeex loolu parce que gis ngeen keroog ñu ngi attaqué gare routière yi parce que nit yaa ngi foofu marché également nit yaa ngi foofu quai de pêche également nit yaa ngi foofu foo xam ne nit yaa ngi ñu ngi fi dajaloo rek ñun aussi foofu la ñuy accentuer suñu xeex pour jéem a fàggal doomu jàngal bi nga xam ne mu ngi
ñuy sonal je pense que tant que loolu kii demul aussi ñun duñu bàyyi te aussi population bi également ñu ngi ci mais dama bëgg aussi bëgg a wax benn affaire autorité yi nga xam ne mooy suñu kilifa yi nañ ko siwaat kii mesures yi parce que gis na am na ñoo xam ne duñu takk ay masque te loolu du yoon suñu takkee masque yi au bout ku nekk su takkee masque am au bout de 2 semaines Covid bi dina fi jóge mais ñii dañuy takk ñii duñu takk. ñi nga xam ne nag ñoom ñooy jaay mbaam yi wala bokk di ko yar li ñu bëgg moom moo di ñu daal di leen jox suuf soo xamante ni daañ fa mën a toog daal di daan seen doole naka noonu itam muy sàkku ci nguur bu Sénégal mu dikk ak ñoom ci ak ndimbal nu mu gën a gaawee ba tax itam ñu amaloon ab ndaje ngir fësal seen ak maire dañuy teewlu Hyacinthe Philippe Badiane moom moo yoroon seen ak kaddu ci micro Abi Faye ak Modou Diop. yeewu suba teel benn préfet bu ko neex parce que peut-être jàpp mbaam neexu ko wala moom gëmul élevage ñëw fekk acteurs yi ci benn pôle de production bu nekk Guédiawaye ci réserve bi dal seen kaw kon ñin bu ñu ñëwee foofu di tas ñii di yëngu ci mbaam mais ñii di yar ginaar ñi ngi foofu porter plainte tous les responsables yi nga xam ne ñoo créé problème bi. président de la république ñu waxal président de la république ni ngeen joxee suuf fora ni ngeen demee Diamniadio dagg fa terrain pour fora yi ni ngeen joxee waa Seras dimbale leen ñu ñun ñii di yëngu ci mbaam di dugal 5 milliards de chiffre d'affaires ci dëkk bi dimbale leen ñu am benn terrain bu nga xam ne mën nañ ko def zone de production de porc mooy benn pôle moderne bu nga xam ne mën nañ ci am lépp. ñu wutali ca Kaolack nag ñi nga xam ne nag ñoom ñooy yëngu ci wàllu gerte gi jamono yi nag lott nañ ci gis tonne yoo xamante ni dina leen mën a tax ñu daal di amal seen ak liggéey ni mu waree ba tax itam ñoom ci seen bopp itam bëgg nguur bu Sénégal daal di leen di dégg ci seen ay bëgg-bëgg Ibrahima Diame Faly Gaye. jàqare ak tiis la ouvrier saisonnier bu Sonacos Lindiane nekkee jamono jile depuis un mois bi ñu tàmbalee campagne bi ba tey jii nii seen usine bi mënul collecter lu nga xamante ne mën na tax ñu liggéey loolu nag tiital leen bu baax a baax. fii ñu toll nii tey Sonacos Lindiane dana doon toll jamono mi réceptionné 25 000 ba ci 30 000 tonnes tey ngeen ñëw fekk fi 200 tonnes moins de 500 tonnes fii. kon ngeen xam ne Sonacos mu ngi ci sukuraat loolu nag moo tax ñu ñëw ci. seeni jàppaar ni kenn du leen bàyyi ci manifestation bi de ñëw nañ bokk ak ñoom naqar bi ndaxte jàpp nañ ne ñoom ñooy njëkk a yëg situation bi Sonacos nekk jamono ci de. ndax tey jigéen bu borom këram liggéeyul moom ci boppam mooy gën a sonn ci kër gi te seetlu naa ne wax dëgg yàlla gerte gi bu ko chinois yi jëndee yóbbu ko suñu borom kër yi duñu liggéey. te bu ñu liggéeyul jafe-jafe am na. ñun fayeeguñ nee naa la inscription sax ñun fayeeguñ ko suñu doom yi ndax bu sa jëkkër liggéey nooy fay inscription. lu ëpp nag junni saisonnier moom la Sonacos di recruter at bu jot te ñoo ñëpp nag seen liggéey na sax la nar a def. fii ci Sonacos Lindiane 1500 saisonniers Sonacos da koy jël tey nag ñu ngi toll ci 14 personnes fukki nit ak ñeent leen jël ci réception bi. nga xam ne seko bu nekk da nga ci doon def juróom fukki nit mooy juróom-ñaar fukki nit ak juróom ñoo doon nekk ci benn seko tey na nga xam ne fukki nit ak ñeent leen jël réception nga xam ne tund bi su ne la njaaxle amut njaaxle fi mu ne dañuy waaj a daw kay la ñuy wax. fu jamono ji jotaan nag c'est koy Sonacos dañ daan fees dell ki gerte waaye fi mu toll ni le daanaka amuñu dara béréb yi dafa wet. mbokk yi jàpp leen ne niki tey ji ci suba nag marché HLM nag jàmmaarloo am na ci diggante ay ñi nga xam ne ay jaaykat lañu ak itam way takk derrière yebal nañ fa suñu ndaw di Modou Fall du ñàkk suñu yeneen jotaayu xibaar daañ ko gën a yaatal ñu wéyal jotaay yu ba tey wax ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yor camion yi nag ca diwaan bu Ndar Géej ñoom ñooñee nag mer ba futt la ñu def waaye itam daal di amal ab grève lu ñu mënta nangu moom moo di xàll yi nga xam ne ngir ñu jaar fa ay jafe-jafe la waaye itam koppar yi nga xam ne dañ koy faral di teq ci ñoom ñu teewlu ko jiite di Maguette Diop Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoom ñoo taataan ay kàddoom. waaw li waral ñu grève ñun dañu dem ba mënatuñ dem ñu gaare suñuy oto banque suñuy tànk parce que ku ne am nga liggéeykat bu ne am nga droit dem ba mënatoo nga gaare toog banque suñuy loxo ñun yàquñu oto jàmbur baariwuñu oto jàmbur dañuy gaare suñuy oto mënatuñ dem parce que boo jóge woon Dakar tey jii jëm si Ndar wala nga jëm Rosso li ngay fekk ci montage ci télé bi dana ëpp 30 montage presque booy xool foo tourné doo daan bu nekk ak montage waaw ñun nag mënatuñu dem ñu taxaw deuxièmement ba mooy
boo duggoon Dakar tey ji Tëngéej da ngay droite ba bàyyi télé bi 10 mètres ñu fekk la fa sabalo fay loola 30 000 wala policier bi jàpp la attesté la nga dem bi fay police ñëw fekk ñu sabalo la fay loo 30 000 mënatuñ ko waaw. troisième point bi mooy pont bascule bi 2000 francs yi ñuy fayloo pour entretien pont bascule bi ñun loolu ñun resuñu pont entretien pont bascule ñoom ñoo yor seen pont bascule ñoo ko war a entretien seen bopp waaw. boo yeboon une tonne sax boo ñëwee da ngay fay 2000 pesé des fois oto bu yeb 35 tonnes boo ñëwee pesé ñun la nga 30 yeb 30 tonnes ñëw pesé ñun la da ngay fay loola ay 30 000 wala 40 000 te teguñu ko fenn. coowal suuf ca diwaan bu Passy foofee nag askan wa fa yeewoo ñu ngi ñaawlu bu baax a baax doxalinu ko jiit bu bokk moomeel ba fa ci dagg wi nga xam ne mu ngi koy dagg parcelles ya ak itam na mu koy joxe ba tax itam ñoom ci seen bopp taxawal ab kuréel taxaw temb ne lu ni mel du fa anto Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey ci reportage. ay conseils municipaux fekkee nañu conférence de presse boobu nga xam ni groupe de réflexion et d'action pour la défense des intérêts de Passy ñoom ñoo ko doon amal li ñu njëkk a métti lu nag moo di délibération benn terrain boo xam ni dañ ni ab station service lañ fa fas yéene tabax ñoom nag ñu ni procédure bi teguwul benn yoon ci yoon kiñ ciy joxoñ baaraam nag moom mooy maire bu Passy. mooy dafa au conseil municipal Passy ne dafa bëgg ñu délibérer benn station ndeke moom bu leen ooy au mois d'août convocation baa ngi ni le 3 août le au conseil bi waxtaan ci ak ñoom fekk moom si turam moom Adama Cissé am na si autorisation de construire muy lu doy waar lu jaaxal ñëpp parce que nag bala nga naam ne fa munoo. ñoom nag ñu ni bu yàggul dara itam am na ay lotissement yu ñu def foofee ca seen commune ba waaye niñ ko defee itam jaarul yoon. dafa jëw def ay lotissement convoqué waat na conseil bi ne leen dafay rectifier mais foo def ay borno looy doy lotissement mu ngi nii ay borno la fa def ba pare yéen gis ngeen ko seen bopp muy lu nga xam ne daal doy na waar lool. ñoom nag ñu ni foofee ca Passy bëri na fa ay nit ñoo xam ni ay attributaire la ñu jot nañu ay kayit waaye ba léegi mënaguñoo am parcelle loolu nag ñoom ñi ñu jàpp ne teguwul benn yoon ci yoon. leneen li nga xam ne ay ñu bëri ñu ngi ci dëkk bi yor seen i kayiti kër fay mais mënuñu gis terrain muy lu doy waar loo xam ne jaaxal na askani Passy yëpp. leneen loo xam ne métti na leen mooy ni nga xam ni noonu lañ doon séddale ndimbal gi nga xam ni moom lañ fa indi woon jagleeloon ko ñi nga xam ni ñoom ñoo lor woon ci inondation yi. nawet bi passé inondation yi mu daal di taw dëkk bi inondé mais à notre grande surprise ña inondé war a am si matériel bi amuñ soo xoolee liste baa ngi nii plus que nébuleuse gestion bi dafa xëy xun. maire bu Passy nag Adama Cissé gannaaw ba nga xamee ni jéem nañu ba sonn ngir jot ko téléphone moom nag am message la ñu envoyé lim ci wax mooy di tontu ci wax yoo xam ni waxi soxor la moom nag li ko yitteel mooy gis na ne askanu Passy wóolu nañ ko te itam doylu nañ ko moom ak équipe am bi mu àndal. nguur bu Sénégal mbokk yi taxaw na temb ngir daal di amal ab projet woo xamante ni dina defaraat wala bokk mu joyantiwaat yenn ci ay aéroports régionaux seen ak lim toll ci fukk ak ñett jàppale na nag phase bu njëkk bi liñ ci fecc ci ay koppar toll na ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti milliards ci suñu ay koppar ci yooyu nag daal dinay soxal itam juróomi aéroport yoo xamante ni ñu ngi ci réew mi ba ci dëpp itam aéroport bu diwaan bu Sikicoor ci la bokk. ndax xam ngeen ne màggat wa nga xam ne daal dina koy màggat xibaar woowee nag ki ko fësal di directeur des infrastructures aéroportières di Souleymane Ndiaye sekk na ab waxtaan ak Boubacar Diassi Lamine Mandiang. aéroport bu Ziguinchor niki lu ëpp fukki aéroport ci suñu réew war naa nekk ci weer yu ñu jëm ab aéroport bu bees tàkk ndaxte nguur gi dina ko tabaxaat ak lu ëpp ñaari fukki milliards ak ñeent ci suñu xaalis. kii di directeur des infrastructures aéroportières moo xam ne lu ni mel ci Ziguinchor Souleymane Ndiaye jano fii ak taskat xibaar yi. dénk neen ñu programme bu rëy nga xam ne dañu tabaxaat fukki aéroport ak ñett juróomi aéroport yi yooyu 98 milliards et quelque la te gis neen ne Ziguinchor moom dañ ko beral loxo moom 24 milliards leen war a tabaxaate aéroport bi mu doon aéroport bu dernière génération. suñ tàmbalee liggéey bi si ñaar fukki weer ak juróom-ñeent rek dinañ ko mën a livrer. mu doon aéroport bu yemb bu nga xam ne day répondre aux standards internationaux. suñu sukkandikoo ci waxu directeur des infrastructures aéroportières aéroport bu Cap Skirring it war nañ kaa tabaxaat. l'aéroport de Cap Skirring fait partie de la deuxième phase du programme de reconstruction des aéroports. aéroport Cap Skirring moom ci ñaareelu pàcc bi lay bokk waaye mën nañ jàpp ne at mi ñu nekk nii jot nañ cee am ñaari milliards ci BCI bi te bu soobee yàlla liggéey it nañ tàmbali du yàgg benn yoon waaye lu wër te wér mooy Cap Skirring ci ñaareelu pàcc la bokk. moom ak yeneen juróom-ñaari aéroport muy Simenty Bakel Linguère Podor Sédhiou Kolda ak Kaolack. Podor Sédhiou Kolda Cap Skirring et Kaolack. secrétaire général bu parti bu ñu duppee synergie pour un développement durable Souleymane Ndiaye daal di profité ci janook taskat xibaar yi te xam na ni bés ni ki tey
seen parti bokk na ci coalition présidentielle bi. waaye it fàttewul benn yoon addu ci avenir commune bu Ziguinchor. du gunge président de la république moo tax tey muy date bu historique ñu jël suñ engagement ne dañ koy jàppale. maire Ziguinchor soo nekkee ci coalition lépp lu nga xam ne tënk neen ko rek da nga ciy ànd donc rassurez-vous waaye nag suñu ma tànnee moo may gënal. secrétaire général bu parti Synergie pour un développement durable ak i responsable am doon màggal fii ñaareelu at seen parti politique. jërëjëf ñu wax ci leneen coow li nga xam ne moom moo am ci lépp lu ñeel wàllu projet de loi bi coppi loi bu état d'urgence ak itam état de siège mu mel ni nag directeur général bu SICAP daal dinay tontu ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee ci kujje gi ak itam société civile moom bokk ci ñooñ ñu tas force républicaine nag jàpp ne ki nga xam ne moom moo di Macky Sall li mu bëgg moom moo di gën a baral lépp loo xamante ni rek da di jee daal di ñëw fii ci réew bu Sénégal moom moomee itam nekkoon ganuk info du matin ñu teewlu ay kaddu yoo xamante ni yëkkati na ko daal di koy jébbal Chérif Dia. maanaam loolu déjà loi 69-29 du 29 avril 1969 ñëw na ci déjà mais ci wàllu bu fekkee ne dafa am ay problèmes yoo xamante ne ay troubles à l'ordre public maanaam moo am ay jaxasoo ci dëkk beeg yooyu ñu jël yenn yi transféré ko pouvoir exceptionnel président de la République ci autorisation wu assemblée nationale waaye fukki fan ak ñaar lay jël après ñu mën cee yokkaat bu fekkee ne assemblée dajewaat na waaye situation wu crise sanitaire maanaam ni ñuy dund ci mbas mi nii ak situation wu tey jii nii bu amoon par exemple lu mel ne ay benn volcan bu yeewu wala yu demee noonu jàpp naa ne am na situation yoo xamante ne président dafa war a jël ay décision te mu gaaw loolu la loi bi di corriger. non xam nga il faut que ñu distinguer droit commun ak droit d'exception c'est-à-dire que droit commun bi mooy li nga xamante ne moom la ñuy wax mooy suñu système nature bi ak régime bi ak lépp li nga xamante ne moom moo ànd comme texte yoo xamante ne texte réglementaire yu nga xamante ne day décliner principe yi constitution bi wax waaye nag dafa am loo xamante ne dund nañ ko expérience la ci ñun il fallait que ñu adapté ko ci suñu système pour que bu ñëwaatee beneen yoon ñu mën a jël ay matuwaay yoo xamante ne dana war pour faire face comme on dit pour janoog mbas mi par exemple. ca biti réew jàppale ne ca Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré nag daal nañ koy tabb njiitum réew ci teewaayu njiitum réew yu bari yoo xamante nii nag ñu ngi ci tund wi ku ci mel ni itam Macky Sall mu nga dikk ca Ouagadougou ni ki tey ji ci suba ñu ngi ko dalale ci aéroport international ba nag premier ministre di Christophe Dabiré moom moo ko daal di tertu ngir daal di koy yebal fa nga xam ne rek fa la ñuy amalee mbir moome wala boog xew-xew ma ñu wax ci leneen mbokk yi loo xamante nii nag maa ngi leen ko doon junju bi ñu door yi la jotaayu xibaar ñeel rétro ci wàllu tàggat yaram xam ngeen ne li nga xam ne moom moo fi jot a xew ci atum 2020 bëri na liñ ci mën a jukkee moom moo di Sadio Mané mi nga xam ne moom moo jël ballon d'or ci réew bu Afrique maître Augustin Senghor mi nga xam ne itam samp na nëndëm ngir rek daal di jiite CAF ak yeneen yoo xamante ni daal nay xew ci at mi ki nga xam ne moom moo def tënk loole lépp di Cheikh Sadibou Diarra ñu seetaan. atum 2020 bi Covid-19 bi dafa sooxe bu baax footballu àdduna bi yépp ci noonu Sénégal mënu ci woon rëcc coupe yi amaluñ ko championnat yi yegguñu Ligue 1 bi Ligue 2 bi ak yeneen yi ci topp yépp ci phase aller bi jeexu weeru mars bi duñu yegg ba tax fédération sénégalaise bu football dogal ci weeru juin bi ni kenn du jël raaya yi kenn du wàcc loolu di naqari lool Teungueth FC mi jiitu ci Ligue 1 bi te def fukki ak ñetti jongante yi mu amul défaite US Ouakam ak Linguère ci Ligue 2 bi naka noonu. Teungueth n'avait pas besoin de ces playoffs 6 matchs ñaari match wala mënoon na def sax peut-être 2 matchs nuls parce que ñeneen ñi dara wóoru la ne kii boo gagné ils sont à 12 points derrière. wante maître Augustin Senghor at ñi mu àndal duñu deltu ginnaaw dañuy joxe dimbal club yi jël itam Teungueth FC mu war a teewal Sénégal ci Ligue des champions bi. En ce qui concerne les compétitions africaines, les équipes qui allaient représenter le Sénégal seront les équipes les mieux classées à ce jour. C'est respectivement pour la Ligue des champions Teungueth FC et pour la Coupe de la Confédération africaine que l'équipe du Jaraaf. Nous avons aussi estimé de la même manière que pour cette année, aucun club ne serait promu, mais aussi aucun club ne serait relégué. La fédération a estimé devoir prendre des mesures d'accompagnement. Un montant global de 1 milliard 62 millions qui a été distribué. Équipe nationale bi moom xaarul éliminatoire yi jeex
ngir amal qualification am ci CAN 2022 ca Cameroun. gaynde yi dañuy wane seen doole bu baax ci groupe I bi ñeenti jongante ñeenti ndam dugal juróom-ñeenti bal jël benn rek ca Cameroun gaynde yi am yéene jël raaya bi ngir njukkalee ko Pape Bouba Diop mi génn àdduna ci weeru novembre bi weesu. wax na dëgg loolu tamit bokk na ci suñuy objectif gagner Coupe d'Afrique bi pour Bouba Diop mais pour tamit peuple sénégalais bi yëpp 2002 bu ñu fàttee ni que c'est vrai que Bouba moo ñu njëkk a quitté mais Jules François Bocandé bokkoon na ci Bruno Metsu ñoom ñëpp vraiment yal nañu yàlla jàppale ba vraiment lu ñu nekk di wër nii muy Coupe d'Afrique bi yal nañu ko yàlla indi. laataa loolu Sénégal mu ngi wéy di jiitu ci réewu Afrique yi ci classement FIFA bi mu doon jaloore bu rëy ci président fédération sénégalaise bi di maître Augustin Senghor mi samp ndëndëm ci wote ngir doon président bu CAF ci weeru mars bii di ñëw. Je suis candidat pour diriger la CAF pour les 4 prochaines années menant à l'horizon 2025. ñu yaakaar ci mu am ndam ni Sadio Mané mi jël ballon d'or bu Afrique ci weeru janvier bi weesu ca Égypte. S'il vous plaît, le meilleur de notre continent, Sadio Mané. déception bi mu ngi jóge ci gaynde yi seen at yees ñaar fukk fii ci Thiès la ñu lajj seen teewaay ci CAN bi ñu leen jagleel ca Mauritanie Gambie moo jël raaya UFOA zone A bi. jërëjëf Cheikh Sadbou Diarra yeneen i jafe-jafe yoo xamante ni itam am na ci wàllu tàggat yaram mu ñeel wàllu làmb xam ngeen ni itam li jot a xew ci atum 2020 bëri na bokk na ci docteur Alioune Sarr wi nga xam ne Ibrahima Sène moom moo ko daal di wutu ñu koy woowee Bira ci boppuk CNG ak yeneen yoo xamante ni itam mënees na koo tënk ci wàllu basket bi dañuy teewlu Pafara ñu ngi tënk li nga xam ne itam def nañu ko. at bu métti te doy waar mun nañ ko tuddee sax at wu ñuul kooku ci wàllu làmb ndax mbër yu bëree bëri ëpp na fukki weer kenn takkul ngemb li ko waral nag mooy mbas mii di coronavirus lépp loo xam ne jëm na ci wàllu làmb dañ koo arrêté woon te moo ne sax ay combat yu mag tëggoon nañ ko diggante Modou Lo Ama Baldé Bombardier ak Balla Gaye 2 bu ci mel ni Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2 wala sax Boy Niang 2 ak Tapha Tine te bu ñu fàtte combat yi ndaw yi ñu tuddee combat espoir waaye arrêté ministériel bu bees bi nag li nu mel neexul mbër yi te wone nañ ko daal di koy yëkkati seen kàddu wax ne dañoo bëgg a takkaat seen ngemb daal di bëre. promoteurs yi tamit bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo gën a ñàkk amateurs yi kenn demul ñu des boobu ba léegi nga ñoo seetaan ay combat yu mag li nu mel nag nekk lu métti ci làmb ji waaye lu jëm ci wàllu comité national de gestion ñu naan ko CNG. Alioune Sarr jóge na fa daal di joxe lenge yi gannaaw ñaar fukki at ak juróom benn yoo xam ne yor na ko mu am nag ay mbir yu am solo yoo xam ne te baax def na ko ci lu jëmale kanam lii di làmb ji waaye bëri woon na tamit ay coow Alioune Sarr ki ko remplacé mooy Ibrahima Sène ñu naan ko Bira mesure bu njëkk bi mu jël moo nekk mu dellu si arbitre yi nga xam ne amoon nañ ay jafe-jafe ak ki fi nekkoon président ba ñenn ñi ci ñoom ñu daal leen dàq à vie. beneen xeetu tàggat yaram bu amoon ay jafe-jafe fii ci réew mi moo nekk basket bu Sénégal am na ay moment yu métti yoo xam ne dund nañ ko bi ñu arrêté championnat yi naka noonu coupe yi nga xam ne moom lañ di am organisation ci wàllu stage ci équipe nationale yi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy def lii di basket Covid-19 bi moo fa jaar jafe-jafe yi li muy métti lool waaye teewut ci afro basket U18 ci jigéen ñi ak ci góor ñi. wane nañ fa xar kanam bu rafet naam sax amuñu li nga xam ne moom moo nekk coupe waaye nag góor ñi qualifié nañ ci coupe du monde bi leneen luñ ci gën a rafet la nag moo nekk équipe nationale ci wàllu góor ñi ci li nga xam ne moo nekk tournoi qualificatif jëm ci wàllu afro basket bi ñoom ñëpp ñu dajal dañ leen a dóor bokk na ci Angola ñu ngi doon yaakaar nag ne ci weeru décembre bi dinañ tàmbalewaat basket bi waaye dinañ xaarandiwaat ndax njiit yi loolu la ñu wax. xel mën naa dal gannaaw bu ministre bu yor wàllu tàggat yaram génnee ne njiitu réew mi wax na ne li nga xam ne moo nekk jongante yi mën nañ ko tàmbalewaat respecté lii di mesures yi loolu mën a tax ñi nga xam ne ñoo bëgg wàllu basket dundewaat yaakaar. Pape Fra leneen loo xamante ni nag mënees na ko see jàppaat coowal Lamine Diack li nga xam ne moom moo di procès bi dàq wi ñu koy dàq indi wi ñu koy dindeek leneen loo xamante ni nag xeetoo na ci ñu ànd ci ak Mamadou Ndiaye. atum 2020 ci Afrique wala ci àddina wërngal këpp coronavirus tax na ba lépp lu ñu nasoon ci ndajeb sport wala ci ay activités sportives ñu dàq ko waaye nekkoon na at bu jafe lool ci njiitu sport yi
ki ci njëkk mooy procès Lamine Diack bi nga xam ne amaloon nañ ko ca Paris moom sénégalais bi jiite woon I2AF teg nañ ko ñeenti ati kaso yoo xam ne ñaar yi lay tëdd moom Lamine Diack liñ koy toppee mbirum corruption la ak xaalis bu ñu luubal loolu waral avocat yi daal di fay jaaree def ab appel ngir fësal ni li ñu toppee Lamine Diack laalewu ci benn yoon. beneen njiit bu ñu teg ay daan di malgache bi di Ahmed mi nga xamante ni moo jiite confédération africaine bu football moom nag teg nañ ko juróom at yoo xamante ni du amal benn activité sportive loolu waral moom Ahmed mënatul présenter candidature am ngir jiite waat CAF ca ginnaaw ba le maître Augustin Senghor bu Sénégal Ahmed Yaya bu Mauritanie ak Jacques Anouna bu Côte d'Ivoire daal di présenter seen ay candidature ngir jiite confédération africaine bu football. beneen njiitu football bu ñu yóbbu ci yoon di président FIFA bi di Giovanni Infantino moom mi nga xamante ni justice suisse bi da ko yóbbu ci yëf yi ñu duppee FIFA Gate moom nag fësal na kàddoom ne laalewu ci benn yoon. jërëjëf Mamadou Ndiaye cant ak ngërëm ñela la mbokk yi egsi nañ ci weneen ak pàcc ci la jotaayu xibaar di ci li ci yéen kaay yi.